mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci bésu àjjuma bi di nuyu di jaajëfal suñu mbokku presse bi di nuyu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ñuy suivre tey ci waxtaan bu gàtt bi nga xam ne fas yéene nañ ko am ak yéen. ñoo woote woon waxtaan wi ñu sumb ko ci diir bu gàtt nag ngir fas yéene waxtaan ak askan wi ci lu ama am solo ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ne mën nañ ne li tubaab di wax tournant mooy jamono joo xam ne la fii la Sénégal ak Afrique war a jaaree siggi ba faw waaye fii it lañu mën a jaare nooteel gi ñu noot depuis juróom-benni siècle tey nooteel googu wéy ci lu yàgg ba suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy sëtaat nar ko dund ci ni mu gën a jafe sax que ñun ñii niñ koy dundee. waxtaan wi nag dañ koy tënk ci wenn mbir moo xam ne defe naa àjjuma tey jii la mat ab semaine gannaaw Macky Sall ak gouvernement am ba ñu jàllalee assemblée nationale benn dogal benn loi boo xam ne lu dangereux la ci réew mi. ñu ne woon nag nañ ci waxtaan ma biral léegi ni waxtaan wi solo si du waxtaan ci dimension technique u loi bi ndax loolu lañ ca waroon wax nañ ko keroog jàpp naa it boobu ba léegi avocat yi wax nañu professeur université yi wax nañu praticien droit yi wax nañu ci li jëm ci wàllu technique. waaye jàpp naa ni sénégalais yu bëree bëri natt nañu mbir mi wax nañ ci kon li may waxtaan ak yéen tey mooy li nga xam ne moom la ñu baaxoo ñun ci suñu wàllu politique mooy di yee askan wi di xippiloo askan wi ba ñu xam lan moo nekk ci gannaaw lépp loo xam ne Macky Sall ak nguuram ñu ngi koy sumb loolay solo si waxtaan bi tey ba ci njëkk mooy kan moo nekk ci gannaaw loi bii nga xam ne Macky Sall jàllale na ko ci assemblée majorité mécanique am wote na ko. dama bëgg xamal sénégalais yi nii Macky Sall dañ koy defloo dañ koy binduloo dañ koy woteloo ay loi waaye léeg-léeg ña koy woteloo ak ña koy defloo seen intérêt day taseeg intérêt Macky Sall kon ay intérêt yu daje la li ma bëgg a wax foofu mooy loi bi loi bu doy waar la ndax réewu àdduna bi yépp kenn amu ci loi bu ni mel Sénégal moo ko njëkk a am en tout cas man réew yu bëri yoo xam ne jànkonte nañu ak terrorisme dem naa jékki seen législation maanaam la ñu am ci ay loi ci lu jëm ci mbirum xeex terrorisme dama wax réew yi nga xam ne ñoom jànkonte nañu ak terrorisme waaye gisuma ci benn réew du Amérique du Angleterre du France du Chine du xawma kan ak kan gisuma ci benn réew boo xam ne jàllale na ci assemblée nationale am lu mel nii ci ay loi waa léegi lan moo waral réew Sénégal nga xam ne musuñoo am problème ak terrorisme musu fee am lan moo waral ñu jékki-jékki rek Macky Sall mel ni ku xëmmaliku ne non seulement damay def benn loi ci terrorisme
waaye jël li gën a garaaw ci lu ñu mus a def ci loi ci terrorisme mu jaarale ko ci assemblée nationale bi. dama bëgg sénégalais bu nekk laaj boppam laaj boobu parce que lu am solo la. lan moo làqu ci gannaaw loola? may fàttali wax bu am solo bu sëñ Mansour Sy Djamil suñu sëriñ suñu xarit suñu collègue wax keroog ci assemblée nationale mooy ku fi mus a jóg ngir taxawal dëgg, ku fi mus a jóg pour yee askanam, ku fi mus a jóg pour libérer askanam, colon bi, tubaab bi jiiñ na la terrorisme. ñu fàttali ko loolu te su ma ko waxee dama bëgg ñu bañ a réere mbir nag ni su ma nee tubaab bi dafa am tubaab bi ci boppam ak tubaab yu ñuul yi ko fi toogal, ñooñu yëpp ngay boole ci tubaab bi. ndax bañ koy def ci jamono maam, bañ koy def ci jamono ba sañuy maam daan résister, muy ñu résister ak gànnaay, muy ñu résister pacifiquement, bañ koy def ci jamono jooju dañ doon am toujours nag ay tubaab yu ñuul kukk ni man mii dëkk ci réew mi, juddoo fi, màggee fi, seeni maamaat màggee fi, ñooñu ñoo leen doon defal liggéey bu salte bi. loolu nag dañu fi ba tey ne mu amee woon ci jamono maam noonu la amee ci suñu jamono. may wax ni loi bi boo ko jëlee dafa di loi boo xam ne dañ ko dem copier ci li ñuy wax terrorisme act, muy loi antiterrorisme bi nga xam ne Tony Blair bi muy nekk premier ministre Grande-Bretagne en 2006 moo ko wotelu loon. waaye may fàttali ko léegi ni bi mu koy wotelu dafa fekk mu amoon attentat yi amoon Londres en 2005. nee naa ba tey jii de déggaguma ñu ne Sénégal terrorisme am na fi, te bu dee ñun rek sénégalais entre ñun terrorisme du fi musa am parce que duñu peuple boobu. mais loi bi fa lañ ko jëlee. boo jëlee loi boobu jël loi bii Macky Sall jàllale da ngay gis ni dañoo dem copier rek coller ko. waaye nag mu am luñ ci yokk, ndax am na loo xam ne dans une démocratie kenn sañu ko. Tony Blair moom ci boppam am na loo xam ne sañu ko ci Grande-Bretagne. moo tax d'abord ci fond bi, li ñuy wax fond mooy li ne ci biir loi bi, Tony Blair jëlul woon li ñuy wax les délits de droit commun. délit de droit commun mooy lépp loo xam ne masalan délit politique la, mooy ku manifester wala ñu ne toj nañ fay affaire, wala ñu ne ñaari nit xeex nañu kenn gaañ moromam, wala ñu ne nit dugg na fenn sàcc, parce que yëpp mi ngi ci loi bi. loolu la ñuy wax délit de droit commun. loolu doo ko fekk ci benn législation ci àdduna, du Amérique nga xam ne moo gën a jànkonteel ak terrorisme, du France, du Grande-Bretagne, mennum Sénégal moo fi am. kon tappale gi Macky Sall di tappale mooy dafa jaare ci loo xam ne àdduna bi yëpp dañ cee dëppoo, mu am ay convention yoo xam ne Nations Unies la, yoo xam ne Sénégal signé na ko pour la lutte contre le terrorisme. mu jaare ci loolu nag daal ci dugal ay mbir yoo xam ne pour faj ay problème boppam la, muy ay problème politique. loolu mooy caay-caay ak tappale nekk ci loi bi. Tony Blair yi ba mu koy def toujours léegi ci forme bi laay wax, forme bi mooy ba mu koy def bi mu amee yéene def ko daanaka loi bi presque liggéey nañ ci wala discute nañ ci lu mat 1 an, ndax 15 juillet 2005 la njëkk a yëkkati projet bi. waaye bi mu koy def ministre bi nga xam ne moo newoon ministre de l'intérieur dafa bind porte-parole conservateurs yi ak porte-parole libéraux yi, libéraux démocrates yi, mooy ñi nekk assemblée nationale, ne leen ah ñun de bëgg nañu wote loi bu ni mel, dañoo bëgg a xam lan moo ciy seen xalaat. démocratie noonu lay doxee, ñooñu xool mbir mi càmbar ko, critiquer ko, wax ko liñ koy wax. mu toogaat ñaari weer muy 15 septembre mu bindaat beneen lettre ne leen li ngeen wax lii lañ ci gis,
lii lañ ci wàññi lii lañ ci yokk xool leen ñooñu xoolaat wax ko liñ ci xalaat loi bi doog a dem assemblée nationale. bi mu demee assemblée nationale yóbbu nañ ko seconde lecture et même troisième lecture. loi bi doog dañ koy delloo gouvernement mu xoolaat ko tëggaat ko doog ko delloo siwaat loolu yëpp am fa te teewut bañ koy wotee ci la Tony Blair am défaite bi gën a rëy ci défaitam ndax li mu bëggoon li gënoon a am solo ci loi bi mooy li ñuy wax détention préventive mooy suñu nee Ibrahima Thiam mii dañoo soupçonné ni kii terroriste la ñu mën koo dem téye waaye mu ne woon dafa bëgg ñu téye ko lu mat 90 jours pour que police mun a def liggéeyam. Assemblée nationale dafa rejeté loolu parlement britannique dafa rejeté loolu ne loolu c'est un abus contre les libertés munoo téye nit inculpé woo ko jugé woo ko 90 jours ñetti weeru yàlla nga ne yaa ngi dem wër ay preuve muy woon défaite bi gën a rëy bu Tony Blair am ci carrière politique am. ñun nag Sénégal Macky Sall ak ñi mu àndal dañuy dem def li ñuy def liggéey ci ay weeri weer xëy rek ne procédure d'urgence. Est-ce que xam nga Sénégalais xam nañ ñuy procédure d'urgence mooy lii assemblée nationale ndeysaan góor gi Moustapha Niasse buñ ko joxee jox ko ndigal nag ne ko lii lu jàmp la mu mel ni dafa am ñu taxaw buntu Sénégal nag yor ay bomb di waaj a éclater ñu ne ko lii lu jàmp la il faut ngeen voté ko tey gën saa gudd ci juróomi fan yi il faut ngeen voté ko il faut ngeen jaaree ko commission pare woote assemblée nationale plénière pour ñu wote loi bu toll nii foog nga ne waroon nañ ko mën a wote te askan wi kenn xamu ci dara loolu war na am ci réew mel ni Sénégal une loi comme ça nga ne da nga koy wote en procédure d'urgence. wax naa leen Grande-Bretagne fi mu jaar foofu la États-Unis jaar foofu la France jaar foofu la keneen ak keneen te ñooñu ñi ngay jokkanteeg ñi ngi am problème terrorisme tous les jours waaye teewul jaar lañ mbir mi fi mu war a jaar ba ñu wote la ñu war a wote te nañ ko war a wotee ak ni mu gën a rafete loolu mooy caay-caayu Macky Sall ak nguuram ak ñi mu yor ci assemblée nationale nga xam ne aw gétt la woo xam ne fu leen sàmm bi ne nii rek foofa la ngeen jéggal mu waxee ko noonu nag waaye mbir dañ koy woowee ci turam. kon li tax nag ma doore ci loolu dama bëgg sénégalais xam ni Macky Sall tey dafa am ñuy déy ci noppam dafa am ay xarit dafa am ay kilifam nag ak ay xaritam du ñuy sénégalais ak koo munti doon du ñu kilifa diine yi dañ la ni essayer manipuler rek bu gaawee waaxu dem bu wéeteeg ñoom ne leen sama adversaire politique nii la mel moytu leen ko terroriste la dafa bañ ñii dafa def lii jëfandikoo rek waaye joxu leen lu toll ni tarfata ayen ci cër du ay conseillers sénégalais déedéet Tony Blair moom ma tudd tey bokk na ci ñi nga xam ne ñooy xalaatal Macky Sall kooku nga xam ne moo def loi bi ni mel nga xam ne ba léegi débat la ci Grande-Bretagne mooy ki nga xam ne tey moo yor noppu Macky Sall diggante 2017 ak léegi ñëw na fi gën saa gàtt ñeenti yoon novembre 2017 février 2020 mars 2021 bi te saa su ñëwee nag dina tëjoog Macky Sall lu jafe sénégalais yëpp saa su ñëwee dugg leen internet léegi ngeen def visite Tony Blair au Sénégal dina tëjoog Macky Sall. Tony Blair nag ñëpp xam nañ ko mu doon ci manipulation ethnique ñëpp xam nañu lu mu jotoon liggéey ca Bosnie Kosovo ñëpp xam nañu la mu jotoon liggéey ci Irak ndax guerru Irak bu amee moom bokk na ci ñu ko gën a sooke ndax moo ne woon Saddam Hussein dafa yor ay armes nucléaires kooku tey mooy un des premiers conseillers du gouvernement du Sénégal démb rek maa ngi gis ci benn site internet ñu naan Ablaye Diouf Sarr da doon def conférence call ak Tony Blair nee na ko waaw ñun dañoo am problème nu ñuy defee suñu fichier Covid kooku ne ko waaw dinaa xool Université Oxford am na benn affaire bu ñuy développé dinaa ci wax pour ñu jàppale leen si ñoo xam ne amuñu benn personnalité ku ci
faji sa soxla bopp sax il faut nga woote. ñaareel bi nga xam ne tey mu ngi yor nopp Macky Sall mooy ki ñuy wax Nicolas Sarkozy, mooy ki ne woon ñun africain dañoo tardé, ñun africain histoire daf ñoo bax gannaaw. fii la ko waxee woon Ndakaaru. kooku nga xam ne tey moo taal Libi, moo reylu Kadhafi, ndax ñëpp xam nañ ni reylu Kadhafi boobu moo taal Mali tey. ndax groupe yooyu ñuy wax jihadiste bi ñu reyee Kadhafi nga xam ne moom moo doon verrou foofu, la ñu jël ay armes jël ay pick-up teg ko ci traverser tout le désert pour ñëw déstabiliser le Mali. loolu liggéeyu France la, liggéeyu Nicolas Sarkozy la. Sarkozy boobu diggante 10 et 14 juin bii rek balaa ñuy une semaine balaa ñuy andi loi bi, Sarkozy mi ngi woon fii Ndakaaru te daje na ak ñoom. ñooñu ñoo yor tey nopp Macky Sall, ñoo koy wax li mu war a def. am na ku ñuy wax Jean-Louis Bruguière nga xam ne moom ab juge antiterroriste la woon foofu ci tugal ca France. tey moom mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. kooku bu gëj Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi woon fii. ab mercenaire la léegi boo xam ne Afrique yépp, Togo, Sénégal fu ne day dem ñu koy defal ay contrat yu duun nag mu ne moom moo leen di conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme. Mauritanie gii barki démb la fa jóge parce que Abdoul Aziz bu may nekk président da ko jógeen signé loon ko ab contrat di ko fay lu rëy mu ne da koy defaral ay texte ci lutte contre le terrorisme. Abdoul Aziz jóge na fa delluwaat na pour renouveler contrat am ak ku bees ki fa ne. dugg Sénégal te saa su ñëwee nag dina dajeeg moom, waaye su paree dina dajeeg seen magistrat, parce que dafa am ay magistrat Macky Sall nag, magistrat APR. ñii ma wax nii ñooy ñi nga xam ne tey ñooy xalaatal Macky Sall. ñoom ñépp nag dañoo bokk ay intérêt. kii ñuy wax Tony Blair sax mun nañu am njort ni am na loo xam ne bonne foi la ci moom wala jàppoon na ni moo gën. waaye may wax ni principal problème Sénégal tey mu nga jóge ci ni ñuy tuddee France ak ay homme politique am wala lenn ci ay homme politique am ak ñi koy xalaatal ak ñi koy jëfal. li ma tudd nii yépp boolewu ma ci ñi nga xam ne nag ci ñoom seeni agent secret la ak seeni barbouze, li tubaab di wax barbouze mooy ñi nga xam ne ay nit lu yu doy waar la yoo xam ne fuñ leen yebal ñu dem, suñ leen nee reyal Masamba ñu rey ko. histoire Afrique ak histoire àdduna loolu dafay yàgg. tey am na ay société yoo xam ne ay mercenaires lañu te Macky Sall ubbil na leen buntu Sénégal depuis bi pétrole ak gaz xeeñee Sénégal ba léegi ñu fiy ñëw saa su ne te ñoom la ñuy jëflanteel. yéen journalistes def leen tuuti recherche rek naa leen ci jox benn, am na société bu ñuy wax Covosis SA nga xam ne nee na société la boo xam ne affaire sécurité, affaire nangam ki ko jiite du gëj Ndakaaru, semaine bii ñu jóge fii rek mi ngi woon fii. c'est des sociétés de mercenaires yoo xam ne buñ leen yebalee tey ne leen dem leen liquider Ousmane Sonko ñu def ko te ñu ngi traité ak gouvernement Sénégal. ma wax nag ni ñun soxlawuñu ñii ñëpp. ñun ñëpp soxlawuñu leen. ñun ubbeeku nañu pour liggéey ñëpp, waaye li ñu soxla mooy ay investissement. li ñu soxla mooy ay transfert de technologie. lu ñu soxla mooy luy industrialiser suñu réew. waaye ay homme politique yoo xam ne réew yi ñu jot a jiite sax defuñu fa lu ñu leen nawee. defuñu ko fa ndax Sarkozy deful lu ñu ko nawee fa mu jóge. Blair defu ko, keneen ak keneen. tey ñooñu ñaari fan yu nekk ñu taal seen avion ñëw Sénégal. Sénégal mooy seen paradis léegi. bu ñëwee nag nga gis suñu gars yi ku nekk di xoggaliku. keroog maa ngi gis kenn ki dem naan
day visiter loo Tony Blair suñu data center bi boo ko gisee mi ngi mel ni kuy recevoir yàlla. loolu mooy Sénégal. ñuy wax nag surtout waa France néew ma suñu problème yépp ci France a jóge ndax càccum alalu réew mi du France suñu autorité yi la détournement des deniers publics du France jël di séddee ak sa njaboot du France jaay suñu ressources naturelles du France donte am nañ ci ñoom part de responsabilité. su ne dañuy ut benn préfet bu ñu fiy teg boo xam ne luñ ko ne lii la ñu bëgg mu def ko loolu ci seen part de responsabilité. waaye nag li may wax mooy dafa jot France teggeeku ñu dafa jot France wàcc ñu ba ñu dajee ak France ba léegi 15e siècle ba léegi problème sur problème suñu dara baaxul. wax leen ma ban réew la fi France colonisé ba pare di ko imposer waat néocolonisation te réew moomu avancé amul ci àdduna. juróom benn siècle depuis esclavage jël suñuy maam noot dem jaay te nee nañ kenn du ko wax nag mun nañu wax ci li daloon juif yi mun nañu wax li dal arméniens yi waaye lu dal nit ñu ñuul nga xam ne des millions de personnes lañu jël fii ñii dee ci géej gi ñi ñu sànni leen ñi ñu takk leen dem jaay leen kenn du ci wax te ñu waroon ñu compenser nañ ko defee ak yahud yi def ko keneen ak keneen dañu waroon compenser. ñu ñëwaat ñu ne colonisation par force dinañu noot seeni réew di nangu seeni alal di leen imposer lu ñu bëgg ku bañ ñu duma ku bañ ñu exiler loolu ñu dund ko France tey jii France jël tànkam teg suñu baat rek mel ni Chauvin ak George Floyd mënuñoo noyyi d'ailleurs c'est pas étonnant que waa ji sant Chauvin d'ailleurs loolu dafa war a jeex mënatuñ ko dootuñu ko nangu te France boobu it dafa am loo xam ne jaral na ko lu ne man damay wax ni dafa jot France def ni ay moroomam waaye bëgg a wéeru ci yeneen réew yi rek di leen noot. Allemagne mooy première puissance économique d'Europe te Allemagne wéeruwul ci benn réew nootul kenn. Italie Espagne keneen ak keneen Norvège Suède nootuñu kenn mennum France moo ñu fatt rek ne du fi jóge mu jaral ko nag chaque fois il faut mu faxas ko mu fiy teg moo tax complot ak Macky Sall mooy nu Macky Sall di fexe ba am 3e mandat ñu wax France nag dootoo ñu imposer kenn ci réew mi c'est fini dootuñu nangu ñu ñuy imposer président de la République te naafeq gi nekk ci France mooy xoolal li xew nee nañu Mali mere nañu Maliens yi parce que dañu interrompre processus de transition waxuma processus constitutionnel de mais processus de transition bi dañ ko interrompre waaye Tchad nee nañu bravo doomu Idriss Déby bi te kooku dafa interrompre le processus constitutionnel loolu mooy hypocrisie France la ñuy wax fii ak li ñuy def fële bokkul seen intérêt rek la ñu xam. ñu dellu Côte d'Ivoire waa ji ñëw ne forcément am 3e mandat France waxu ci Jean-Yves Le Drian bi ñu ko laajee vidéo baa ngi fi mën naa leen ko envoyé li tax ngeen wax ci Biélorussie ne kooku warul am beneen mandat te Côte d'Ivoire ngeen noppi ci dafa ne parce que Biélorussie ay millions de personnes génn nañ di manifester Côte d'Ivoire kenn manifesté wul loolu mooy France. ku leen gën a naafeq ci àdduna amut ñooñu nag ñooñu fatt witt ñooñu ñoo ngemb Macky Sall may wax nag bi dama bëgg mu leer ñun contre ñu peuple français amuñu benn problème ak peuple français tey ay sénégalais yu bëri ngi dund foofu di fa liggéey te war faa dund nag ndax la ñoo defal France ba suñuy maam di dee Allemagne ngir xeex pour libérer France loolu yëpp dafa war a tax ñu am fa ak tey ñaata sénégalais dund Espagne ñaata sénégalais dund Italie ñaata sénégalais dund États-Unis est-ce que ñun dañoo xeex pour ñooñu kon ñun dañoo am ak foofu war faa dund du privilège te ba léegi li ñuy jël ci suñu réew mënul fay loolu waaye ñun li ñuy wax jógalewuñ ko ne dañoo contre France
li may wax nii ay nit a nga koy wax biir France bis bu ne mën naa citer ci ñooñu ay député madame Frédérique Dumas dem leen ngeen tapé léegi ngeen xool ses positions moo gën a radical nee na France lii mënatul wéy teggi leen seen tànk ci ñi ngeen not Jean-Luc Mélenchon bis bu ne ngeen dégg ko wala ngeen lire ko député bu ñuy wax Jean-Paul Lecoq keneen ku ñuy wax André Chassaigne ba ci ay ONG yu am solo comme l'ONG Survie nga xam ne pillage bi ñu nekkee ci continent africain yépp ñu ngi ciy wax chaque jour. kon mbir mi du peuple sénégalais contre peuple français du Ousmane Sonko wala Pastef contre la France mbir mi niñ koy ba défendre fi ñun la am ay français yu gëmee noonu di ko défendre te ñooñu ñëpp jàpp naa ni avenir relation diggante Sénégal ak France ci ñooñu la mën a dépendre parce que su France comprendre ni méthode yooyu ñu doon utiliser ñoom jamono Foccart ak ñoom seen méthode yooyu mënatul dem bu boobaa peut-être collaboration dina continuer ci yeneen anam mooy gagnant-gagnant bu ko comprendre nag dina fi jóge ci anam goo xam ne du ko neex kon ñuy wax tamit nii Macky Sall ñi ñoo ne ci gannaawam lay jubluwaayam nag ñun ñëpp xam nañ ko waaye may profito nee naa Sénégal amul terroriste le Sénégalais ne peut pas être un terroriste buy xëy takk ay ceinture naan mi ngi dem claté boppam wala yëfu dof yooyu amu fi te dinaa ci ñëwaat danger boo xam ne ay nit mun nañ jógee fële comme ni mu amee Mali jaar ci ab désert bu ne yambala nga xam ne ay milliers de kilomètres carrés la pour ñoo ne ñoo ngi dal ci Sénégal loolu mënut am Sénégal nit jógee fële traverser le fleuve Sénégal yor ay pick-up yor ay truc ak li ñu am ci force de défense et sécurité seen professionnalisme seen qualité loolu amul Sénégal nañu bàyyi di fen askan wi may laaj Macky Sall nag prisonniers yooyu mu jëlee woon Guantanamo kenn xamul lan moo tax mu nangu jël leen andi leen Sénégal prisonniers yi anañu ak ñii nga xam ne ay samba boy lañu ay criminels yu mag a mag lañu nga xam ne fête bu am du tabaski du korité mu gaawantu gracier ci ay nit ñu jël leen di leen recycler feneen pour def leen des tueurs professionnels ñooñu noonu lan moo war a tax mu leen di libérer na Sénégalais posé question yooyu lii nag lan mooy jubluwaay bi foofu laay deuxième point bi jubluwaay bi mooy ay intérêt yu daje la waaye intérêt yi mun naa ne intérêt Macky Sall ak ñi mu àndal mooy lu ñuy def ba toogaat ci bopp réew mi ñuy def ba am un troisième mandat lii ñuy posé comme acte rek yëpp foofu la jëm intérêt tubaab yi mooy naka la ñuy def ñoom ba nii ñu nootee ba am fi toujours ay président yoo xam ne lu ñu ñëw ne leen signé leen ñu ne gongo lii nga xam ne mooy alal gi ñu yàlla jox mooy suñu géej gi suñu pétrole suñu gaz suñu zircon ba léegi xeebatuñu suñu suuf si ñuy bayee sax nan la ñuy def rek ba mu tegu seen loxo te am ay président de la république yu leen koy daganal ñaari intérêt yi ñoo daje ñooñu nag dañoo gis lu ñu musta gis mooy dañoo gis pour la première fois une menace politique et citoyenne c'est important menace politique et citoyenne parce que mbir mi du ñun rek acteur politique mais conscience citoyenne bi juddu léegi te développé wu rapidement ci Sénégal yi ba ci si wàllu li nga xam ne suñuy valeur la mu am ñu jóg ne ji am na loo xam ne duñu nangu ku ñu ko imposer loolu moo leen jaaxal moo tax may wax ñépp nag gis nga loi bii ndànk-ndànk lañ koy korkone waaye liñ ci jublu mooy suñu demee képp koo xam ne ñoom la ñu bëgg ak li ñu bëgg a imposer boo nee lii bokkul ak ñun suñu gis-gis ñu dugal la ci organisation terroriste yi masalan ku fi jóg ne ñun d'accord ñu neenal ngóor jigéen ba nit bu ko neex mu génn solo du ko neexee ne day def gay parade fii Sénégal mooy ay góor jigéen yu défilé yu def lu ko neex ku ko wax ne d'accord ba ñu ne kii terroriste la gis ngeen keroog bi ñu defee manifestation contre mbirum góor jigéen
ñoom seeni organisation cité nañu ay nit ba jël sax ay xalif généraux ne ñi ay terroristes lañu. France na leen interdire bu ñu duggati suñu territoire. syndicaliste bu fi jóg di casse droit am ñu ne terroriste la. système la ñu bëgg a andi boo xam ne système dictatorial absolu ba benn kàddu gu àndul ak ñoom du mun a jib ci réew mi loolu mooy seen jubluwaay na ko Sénégalais yépp xam. ki nga xam ne nag mooy parti Pastef moom cible principale la ci Pastef cible principale la ci li tax ma wax ko mooy boo seetee ba seet la ñuy jublu mooy bu ñu waxee ci financement bi par exemple Pastef mooy le seul parti fii au Sénégal ci loo xam ne lu fës la moo fi andi un mode de financement innovant et participatif mooy nañ ko tàmme woon di def parce que Pastef pas-pas moo ko lal ñi am pas-pas yëpp nag moo xam ci wàllu diine gis nañ ko ci daayira yi moo xam ci wàllu association quartier moo xam ci association politique da ngeen naan la ñuy def ñun dañuy dajale suñu doole ñun defal ko suñu bopp ndax bëgguñu dépendre ci kenn bëgguñu ay lobby ne suñu gannaaw bëgguñu ay intérêt yu lëndëm nekk suñu gannaaw moo tax Pastef taxaw mais ñun dinañu def appel sénégalais yépp nag xeebuñu ci kenn ku ci am sa téeméeri dërëm ba ci ku ci am sa 100 millions boo ko yéenee boo gisee sa bopp ci li ñuy xeex te jàpp ni lii njëriñu réew mi la nga yéene ko jëkkatil nga joxe. bañ ko defee temps yële yàlla def sénégalais yi tontu ci bu baax ñu am ci lenn loo xam ne sax daanaka bëriwul ndax lañ ca am yépp moom Macky Sall bi muy dem Fuuta lañ fa dépensé ëpp na la ñu dajale ñun ñëpp pour def suñu tournée nationale. waaye loolu tiital leen ngeen dégg cuuj boobu mu teg ci ministère de l'intérieur nga xam ne moo gën a dangereux luy danger Sénégal attan naa jaay waa këram yépp pour ay intérêt personnel am. day dissoudre Pastef ñoo ngi koy xaar parce que loolu la ñu bind ci loi bi dama ne àdduna ba mu daj réew àdduna yépp américain bu dëkk France am na sañ-sañu joxe cotisation ci parti républicain wala parti démocrate allemand bu dëkk Sénégal am na sañ-sañu joxe cotisation ci CDU buñ ko toppee bu baax sax dafa mel ni kon ku nekk Italie bokk sab daayira ngeen dajale seen addiya ne da ngeen di andi ay terroriste ngeen wala seen financement terroriste la. ab sénégalais bu ne fu ko neex ne man parti bii laa bokk sama dërëm dama ko ciy dugal nga ne ko doo ci dugal parce que dundoo Sénégal te kooku am sañ-sañu wote am sañ-sañu yónni ay waajuram am sañ-sañu sax gouvernement ne inondation am na ñëpp cotiser nga ne man cotiser na nga ne kooku du cotiser ci Pastef te ñoom ñuy sàcc alal réew mi di dem di def seen campagne ay milliards yoo xam ne ci alal Macky Sall li muy wër nii lambar-lambari fan la ko jëlee ban waa APR moo cotiser oto yi muy dawal fan la ko jëlee ñun ñu ne la tuuti li ñu mën a am ci Sénégalais yi ñu ne ko fi def ñu tas sa parti nous les attendons. J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement la seconde phase du programme Nemmeeku Tour mooy Sénégalais yépp nag ñun xeebuñu dara ku nekk fii ba ku nekk Liechtenstein wala xaw ma fan ku ci am téeméeri dërëm yow mécanicien bi yow menuisier bi yow marieuse bi yow ku gis boppam ci li ñuy liggéey yow mi nekk bitim réew mi nekk fii ku ci am looy joxeel 1 million de Sénégalais bu ñu joxee ku nekk 500 francs 500 millions la. parti bu sérieux noonu lay liggéey te dërëm bu ñu collecté bu ñu woowee dañ leen ne dërëm bii kii moo ko joxe numéro carte d'identité ma ngi nii Sénégalais la amul benn 15 boo xam ne day jógee ci bitim réew. loolu nag dinañ ko def lancé waat ko ci fan yi ba gis kan mooy taxaw nag ne moo ñu koy tere. objectif itam toujours mooy lu ñuy def ba suñu alalu réew ñu continuer téye ko. wax ni jamono jii ñu tel nii tey ñuy yëngatu ci wàllum pétrole yépp ñi ngi fii Sénégal ñoom ñépp ñëw nañu ña ngay tëju ak ñoom di waxtaan ci naka la ñuy pàccoowee alalu réew mi
te booba jamono amul benn sénégalais bu yéeg. ñoom ñëpp ñu ngi ñëw diggante le 26 le 27 et le 28 juin vol Air France moo leen andi AF 718 mun naa leen ci waxal nii ñi ñëw bëri nañu lool. boo seetee ki nga xam ne mooy vice-président Total marketing mi ngi fi, ki nga xam ne mooy président Total Petroleum Ghana mi ngi fi, ki nga xam ne mooy directeur non exécutif Total Nigeria mi ngi fi, ki nga xam ne mooy DRH Total Afrique mi ngi fi, vice-président HSE mi ngi fi Total Afrique, secrétaire général Total Afrique mi ngi fi, vice-président digital marketing réseau Total mi ngi fi, PCA Total Afrique, président Total Nigeria, président Total Afrique, vice-président Cosmos Energy, vice-président exécutif Interoil. su ma koy cité dina gudd trop ñi ngi fi. bu ñu ñëwee nag dem tëju nga xam ne seen waa ji li OF signature li ñu ko def signer mu signé ñu dem def la ñuy def sur le dos du peuple sénégalais. li ma waxoon ci sama programme depuis 2019 wax ko avant programme bi wax ko ci sama téere bi ma bindoon 2017 xaw ma 2016 ci mbirum pétrole bi. pétrole Sénégal gazu Sénégal zircon Sénégal géeju Sénégal sénégalais yi ñoo ko moom. keneen moom ko dul sénégalais yi. te bu soobee yàlla lépp luñ ci def ci loo xam ne waruñu koo def dinañ ko renégocier parce que nag askan wi sonn na. yàlla gëstuñu am as tuut gum ñu wërsëgale ñu mel ni ñoom ay dëmm yu gis mëdd loolu ba kañ ñu koy nangu te foofu nag laa bëgg a insister Sénégal yëpp laay waxal rawatina nag vous la jeunesse de ce pays da ngeen war a décomplexé wu parce que nag noot gi ñu noot d'abord noot psychologique la nekk sa réew amoo sañ-sañ ne lii mooy sama intérêt réew lii baaxul sama réew koo waxal mu ne la way moytul France ils sont trop puissants moytul ñii dañuy dal sa kaw te ñoom ñu am sañ-sañu toog seen réew di wax ci ñun nu mu leen neexee loolu il faut mu jeex. donc lii nag lan moo ci seeni objectif ma ñëw ci loolu wax naa objectif yi la ci tegu mooy ñoom naka lañ ko bëgg a matérialiser mbokk yi kii poñ bu am solo la ndax nag coowal terrorisme mi ngi bëgg a sonal nit ñi ci Sénégal mu mel ni sénégalais bu ne boo xëyee sa kër booy dem liggéeyi di nga dajeek ay terroristes ñu am nag ñuy wër di leen waxal parce que dañuy préparer opinion bi psychologiquement dañ koy préparer psychologiquement. dégg ngeen fii depuis quelques années ni ñuy préparer scénario terrorisme bi jàpp nañ fi ay imam sonnal leen noggatu leen lottal leen traité leen ci anam goo xam ne indigne na nga traité ci nit bu mel noonu ne ay terroriste lañu te gis nañ fi mu mujjee ndekete terroriste yi mooy ñi doon ji ñaate terrorisme jàpp nañ fi ay jeunes yu de rien du tout. xale bi ñuy wax Saër Kébé ñu ngi yàq àddunaam benn xale bu ndaw sans défense pour benn poste internet rek Serigne Bassirou Gueye mel ni nag ku ñu xabtal ci ndaw si xale bi sonnal ko 8 ba dégg naa sax léegi am na problème psychologique loolu yëpp pour gëmloo sénégalais nii ay ngandim terroriste la ñu am ci réew mi. dégg ngeen bi fi événement yi amee mois de mars ministre de l'intérieur taxaw ci télé bi naan ay terroriste laak ay force occulte ak ana ñooñu ba léegi am réew mel ni Sénégal ak li ñu am ci ay service nga ne ay force occulte dugg nañ fi ba def li ñuy def ba disparaître ba sey te mënoo ci jàpp kenn ne benn ngi nii loolu yëpp pour préparer opinion yi la. dégg ngeen ministre affaires étrangères dem France 24 xamu ban télé moom it mbër wax ne ay terroristes ñoo fi nekk ay léegi lii te bañ koy wax nag su dee ci wàllu média moom toujours ci média France lañ koy waxee. ñu tegaat ci tuuti ministre de la justice génn moom gën a catastrophique moom it
wax la même chose demaat Fuuta wax ko ci alpulaar ne waa Fuuta terroriste yaa ngi ñëw te bu ñu ñëwee dinañu rend jigéen ñi xotti biiru ñi nga xam ne dañoo ëmb wax ay waxu dof yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jële te lenn rek la ci jublu mooy ñoom dama bëgg sénégalais xam dañoo am benn stratégie boo xam ne pour mu dox il faut ñu njëkk a tiital sénégalais yi te bokk na ci leen mun a aider ci stratégie boobu mooy nañu fexe ba féewale jullit ñi dem ci ñii ne leen yéenay tarixa yi moytu leen ñële nii la ñu mel dem ci ñii ne leen moytu leen ñële loolu mooy seen stratégie te ñi leen ko jàngal waa bitim réew la yooyu yëpp nag dafa am lu ñuy préparer gis nañ fi ay nit ñu dem ci ay plateau télé wala taxaw ci assemblée nationale ne ñoom xam nañu ay terroristes yi fi nekk wax ko ci anam yoo xam ne ndeysaan mouchoir yi génn nit ñi di jooy ak ñii di xalangoog ñu naan bi ñuy est-ce que sax new ñu ci buntu télé beeg lu la ñu wax ko loolu yëpp pour préparer psychologiquement la ñuy waaj a def ñoom la naa ci ñëw la ñuy waaj a def mooy lan damay wax sénégalais yi ne acte terroriste bu fi amee Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko def parce que ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox attan nañu clateloo fi bombe créé fi acte terroriste pour ne li ñu leen doon wax yépp a ngi nii nag daal di gaawantu jël ay pouvoirs spéciaux mooy dooleel Macky Sall ne ko am nga sañ-sañu ku yëngatu nga dóor parce que le pays est en guerre bu dee ci corona bi rek la fi andi woon loolu ku yëngatu ñu dóor parce que nee na dañ doon guerre ak benn microbe bu kenn gisul ku yëngatu ku fi 19 heures fekkoon ngay dogg a wàcc sax amoo kaar ñu fekk la fa duma bis bu ñu kalaatee li ñuy kalaatee ba pare dina ne nag sëriñ seeg mouvement citoyen ñëpp waxoon naa leen nous sommes en danger donc pouvoirs spéciaux te sénégalais nañu xam ni nag bu boobaa amul kenn ku ciy mucc koo xam ne neewoon nga ni ànduma ak Macky Sall ku ci ne ànduma ak Macky Sall moo xam citoyen nga moo xam mouvement citoyen nga moo xam société civile moo xam parti politique nga moo xam syndicat nga xamal ni jaasu gi dina dal sa kaw loolu la ñuy waajal te bu amee nag dina doon avec la complicité du procureur de la République Bassirou Gueye parce que nu nit mu ne taxaw ne man xam naa ay terroristes yaa ngi biir Sénégal man de Ousmane Sonko su ma ko waxoon benn détachement GIGN moo may jël si guddi sama kër ku ko waxoon ci ñi fi nekk ñu jël si la ay nit di lambar ci télé yi di ko wax boobu ba léegi kenn woowu leen ne serait-ce qu'à titre de témoin ça veut dire qu'ils sont complices loolu ñu ciy teel a addu teel cee wax sénégalais yi parce que dafa am loo xam ne ñun duñ ko mën a nangul kenn seeni méthode nag xam nañ ko mooy li France defoon Mali mooy la ñuy def Burkina bu ñu duggee cim réew dinañu fexe ba commencer attaquer force de défense et de sécurité yi wax naa ni loolu dina jafe fii Sénégal parce que duñu réew yooyu te suñuy force de défense et de sécurité bi wax ji bëree ba bëri 4 avril defe naa gendarmerie armée ñoom ñëpp taxaw nañ ne li ñu wax amul du dëgg waaye ñooñu ku ñu doyul kan moo leen doy ay politiciens di wër naan terroriste ngi fii ñi nga xam ne ñoo suñu kaaraange ne loolu amul boobu ba léegi ñu continuer di ñu fàtt ba wotee loi bu mel nii kon musiba am na kon lii la Macky Sall di waaj ma wax ko Sénégalais yi te pour mu réussir ko nag il faut mu téye ay banqaas bokk na ci magistrature bi wala justice bi suñu nee justice bi nag du magistrat yëpp waaye dafa am ñeent ba juróomi poste yoo xam ne dégg naa waxtaan ak benn magistrat mu ne ma bi ñu nee dañuy proposer ay réformes ay Burkina Faso yi fii lañ doon ñëw di jàng ci ñun waaye léegi raw nañ ñu parce que Burkina Faso boo demee poste magistrat bu libre appel à candidature la appel à candidature mooy dañuy woote ne magistrat bu remplir critère bi ak critère bi mun na déposer dossier ñu def sélection dañ ko bëggee andi Sénégal Macky Sall da leen ne poste procureur poste doyen des juges cour suprême conseil constitutionnel ak xaw ma ban kooku moom mënuma bàyyi ñu def ko loolu
parce que ban njëriñ la am ma nekk président su ma mënul ne tëjal leen ma kii wala bàyyi leen ma këli noonu la ko waxee. moo tax poste yooyu ñooy musiba Sénégal li ñuy waaj yëpp nag il faut ñu téye loolu te téye nañ ko yokk ay âge de la retraite yóbbu ay 65 ans 68 ans yokk salaire nommé ay nit yoo xam ne ñëpp xam nañ ki ñu doon pour téye. ñaareel bi mooy nañu fexe ba commandement force de défense et sécurité rawatina gendarmerie ak police ñu teg fa ñoo xam ne ñu leen di déggal la même su dee liñ leen di sant baaxul ci askan bi. ma ciy professeur nag di wax général Moussa Fall ñoo ngi koy félicité ci nomination di ko ñaanal yàlla mu oyofal ko yen bi waaye na doon un républicain na doon un homme d'honneur et un homme de loyauté pas vis-à-vis de Macky Sall waaye vis-à-vis de son peuple ndax bu dee am na ay galon yoo xam ne Macky Sall ko takkal nga xam ni statut gendarme bi mu am askan wee ko jox bu muy judd ba léegi na am la même dignité que Augustin Tine am la même dignité que jiite woon police ba jóge fi te mu xam ni combat politique du combat am combat politique diggante ñun acteur politique yi la c'est pas le rôle de la gendarmerie. bu dee nag dafa joxe assurance ni dina livrer ay opposants à Macky Sall nit ñi ko waxee na ko teg ci suuf te mu fàttaliku nag ni fu askan lëm mu jógee ne ki ko ñi ko jiite d'accord ñoo yow na xam ni dëgg bi askan bee ko yor. fu askan jóg ay millions de personnes jóg ne d'accorduñ bu boobaa dëkk bi askan bee ko yor mënul nekk ci dëkku ci loxo ki yor pouvoir bi. kon nañu gérer ak mandute lu ko may nag dinañ fekk askan wi may lancer appel force de défense et de sécurité yi yéen ñi nga xam ne yéenay nekk ci troupe yi yéen ñi nga xam ne yéenay exécutants yi yéen ñi nga xam ne yéenay yor commandement intermédiaire yi bu leen kenn defloo loo xam ne contre votre peuple la bu leen ko nangu jaru ko benn nit ak njabootam ak ay nitam jaruñu ko. bu leen ko mus a nangu comme ni ngeen ko mus a defee te nag na ngeen di vérifier seeni munitions parce que gis nga événement mars bi mu fi amee man dañ maa interpellé envoyé ma sax ay audio ay nit yu doon wax ay tubaab mais dañuy def comme ni ñuy def ci yeneen réewu Afrique yi mooy munitions yi ñu leen di jox yi ñuy wax arme kii bal yi nga xam ne bal blanche normalement warul rey dañuy fexe ba jaxase ay bal réel yoo xam ne day mel exactement noonu bu ko defee bu ñu tiiree rek benn ñëw nekk te bal réel la mu andi problème bu ñaar ñeent dee rek nit ñi dañuy daw parce que sénégalais dañoo ragal loolu. kon nañ ciy bàyyi xel nañuy vérifier seeni jumtukaay bu leen kenn def loolu loo xam ne day dal ci kaw askan wi parce que yéenay askan wi amul lu askan wi di dund te dund leen ko. ma daaneel nag ci lancer un appel aux Sénégalais et aux Africains rawatina ndaw ñi diaspora bi élite intellectuelle yi kilifa diine yi jigéen ñi bu leen nangu ku leen lëndëmal lii yëngu li ko yëngale ko ëpp doole dafa am lu tegu ba pare mooy révolution mooy moomaat suñu bopp waay àdduna yépp mënul yeewu nag ba mu des Afrique européens ñoom bi ñu yeewoo kenn xamul kañ la ba noot àdduna coloniser ñu traite négrière et cetera ba léegi ñu ngi yeewu nag américains yi yeewu te ñooñu nag la ñu war a jël exemple ñi nga xam ne dañ leen nootoon ni ñun ñu fexe ba moom seen bopp te tey ñoo noot àdduna Amérique ci la bokk Chine ci la bokk Inde ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk Afrique rek ngay gis ni ba léegi ñun rek la ñu noot dafa mel ni ñun rek a yeewoogul ba kañ dafa jot nag ñu moom suñu bopp di décider suñu bopp am suñu sañ-sañu bopp moom suñu kopparu bopp am suñuy moyen de défense bopp mun a doxal suñu économie ni ñu ko bëggee
loolu moo nekk en jeu actuellement. dama bëgg que yéen ñëpp ngeen xam loolu. bu leen nangu ku leen divertir waaye bu leen nangu surtout ku leen noggatu. parce que it initiative yu mel ni yàgg naa am Afrique de waaye bu ci egsi fii moo amagul woon. moo tax ñoom ñu jaaxle moo tax ñu ne tey foog ñu faagaagal ko kon nañu jël suñuy matuwaay la may wax toujours lu leen mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñun. bu dee ñoom daf leen jaral te jaraluñu nañu xoolaat suñu bopp parce que li ñu nekkee jaamu yàlla la defar sa réew la gérer sa avenir doomi ci sët la kooku jaamu yàlla mënu koo raw kon nañu jaral dara teyit bu leen nangu ku leen tasaare divertir ci ay combat yoo xam ne jaru ko. may wax ni ay tournée économique Macky Sall yoonu ñun suñu yoon newu ci bu ci kenn dem naan da ngay manifester wala di xeex wala yu demee noonu Macky Sall sénégalais la am na sañ-sañu wër Sénégal bu ko neexee mu fay fu ne keroog bi ñuy jógee Bambey ci dëju Aïda Mbodj bi diggante Bambey ba Thiès yaay gis ñu yëpp kaar yi am na sañ-sañ bu ko neexee mu fay xelam comme ni Ousmane Sonko amee sañ-sañ dem def ay tournéem te kenn du ko déranger loolu mooy combat bi kon bu ñu tasaaroo ci ay combat xam ngeen combat bi lan la moom la ñu war a liggéey bés bu ne waajal ko mooy ñaar la ba ca njëkk mooy dootuñu fi nangu fii Sénégal ku ñu noot te duñ ko nangu ci Afrique dootuñu nangu fii Sénégal ñu am projet ba yaakaar juddu ñu xëy ñoom ñu ànd ak seeni tubaab ne tey ñu faagagal ko dootuñu nangu Sénégal ñuy liquider des adversaires politiques waaye duñu nangu Sénégal troisième mandat am fi Macky du fi def troisième mandat bu ko France soxlee nag mën nañ ko may waaye nañu concentré wu sur l'essentiel nañu dajale suñuy doole waajal préparer xeex yooyu parce que su dee moom daf ñoo bëgg woon ni am na fit dina xam ne ñu ko ëpp fit la fi fekk loolu mbokk yi la ñu bëggoon wax ci lu gàtt ci lu jëm ci lii te du lu tuuti nag ma bëggoon ñëpp bàyyi ci xel ñëpp xam ni la ñuy rumanaat ak li ñuy waajal mun na yàq lu bari ci réew mi comme nag yàlla daf ñoo féete fii ñu féete il faut ñuy àddu la ca des nag sur le débat technique wax naa ko léegi borom xam-xamu droit yeeg ñoom seen wax nañ ci dañ ci continuer wax